asalaamaaleykum sama waa tim sama Adja Traiteur maa ngi leen di nuyu di leen ziar di wax kontaan naa ci yéen gis naa encouragement bi bienvenue aux nouveaux abonnés di leen laaj naka weeru koor bi j'espère que ça se passe très bien yal nañu ci yàlla defal jàmm ñu ci ànd ak suñu ay partenaires sponsor officiel groupe agroalimentaire Seifa gis ngeen seen ay produits moo nekk nii mu am un nouveau produit muy les jus locaux de Seifa tey nag suñu recette pain chocolat. Pas croissant au chocolat mais pain choco. Donc pour réaliser que yombuna te gaawna. Là nous avons notre farine pâtissière T45 500 g lañ ci jël, beurre 100 g, sucre 50 g, benn nen, lait un quart de litre manam 250 ml, miel benn kuddu bu ndaw pour bu ñuy def dorure bi la, benn jaune def moom tamit ci dorure bi lay dem ak suñu benn kuddu meew, levure boulangère 20 g, levure pâtissière 5 g, sel ku amul levure pâtissière mun nga def 25 g de levure boulangère mooy levure bi ñuy jaay ci boutique bi. ñu ñëw jël suñu xorom sotti ko ci suñu farine, levure yi moo ñëw dugg noonu ñu mélanger toujours, sucre bi moo ñëw dugg. xaaral ma jël taat bi xam naa bi may lenqali verre bi dafa des foofu ndox moo tax mu takk ci. ñu daal di yëngal donc pain choco mu nekk loo xamante ni neex na ndogoo comme aussi mën nañ ko xëddee neex na. C'est toujours différent de croissant choco. Croissant choco soo koy defar da ngay def pâte feuilletée maanaam mooy pâte bi ñuy defaree croissant beurre comme pâte boobu ngay def ba pare rajouter ci chocolat loolu mooy croissant au chocolat mais tey pain choco lañuy réaliser. Donc def nañ suñu benn nen meew bi def nañ xaaj bi yëngal bu ñu yëngalee ba mu jàpp après dinañ mottali deuxième partie bi des ci lait bi ñu daal di sotti. Donc boo jëlee litre nga xaaj ko ñeent mooy un quart de litre moom lañ defaree suñu ay pâte. Donc bu ñu yëngalee ba lépp jàpp dinañ génne nànk fouet bi daal di jël suñu loxo eggali suñu réalisation pâte moom la ñuy def nii. Beurre bi nag ñëwagut boo demee yëngal pâte bi ba pâte bi commencé jàpp ci ngay soog a ñëw dugal sa meew sa beurre plutôt. Donc là gis ngeen suñu pâte mi ngi commencé jàpp bu demee ba yëpp commencé maase ci le beurre bi di soog a ñëw dugg ci mélange bi. Donc dagg nañ ko en de petits morceaux, c'est toujours pour faciliter bu ñuy yëngal duñu sonn. ñu daal di nag maasale bii pas du beurre fondu beurre mou lañ utiliser mooy maanaam beurre bu sedd bi, tablette mooy nekk ci tablette yi. ñu daal di yëngal ba mu maase su demee ba maase gis ngeen pâte bi day nooy nepp. Gis ngeen bu ngeen ko yëngalee ak beurre benn instant di ngeen yaakaar pâte bi dafay tas non boobu beurre bi moo nekk di dugg pâte bi rek mais après boo yëngalee ba mu maase da ngay gis ne pâte bi dina reconstituer waat. ñu daal di ñëw jël suñu papier film emballé suñu ay pâte 1 heure de temps lañ koy bàyyi mu reposer wu. ñu daal di xëcc ci rebord yëpp ba mu serré bàyyi ko au repos pour 1 heure de temps. léegi ñu jël suñu chocolat génne nañ ko tuuti ci frigo bi juste pour mu bàyyi pas mu seey mais ni mu seddee guy mu daal di bàyyi. léegi nag dañuy ñëw jël ko dagg ko ay tranches parce que bu seddee ba dëgër boo koy dagg dafay toj. donc là dañ ko bàyyi ba seddaay bi xaw a wàcc tuuti daal di ñëw dagg ko ay tranches parce que tranches yi moom la ñuy dugal après ci suñu ay pain. gis ngeen boo gisee ni congelé wut dafa yam rek sedd na tuuti daal. waaw ngeen jël daggate kum neex chocolat bu la neex am na ñoo xamante ne chocolat noir la ñuy def ñuy chocolat café man chocolat simple laa def nature quoi moom laa jënd. di leen fàttali que benn tablette bi doyul ñaar tablette laa jëndoon donc benn tablette ak xaaj laa réaliser sama recette. donc là suñu pâte reposé wu na gis ngeen nooy na nepp volume bi aussi yokku na. ñu indi ko ci suñu plan de travail daal di former benn boule. pour mun a ñëw diviser ko réaliser suñu ay pâte. di leen wax bu leen fàtte abonné wu su ngeen seetaanee pare ngeen bës seen cloche comme ça vidéo bu dugg di ngeen ci jot. laan jël suñu pâte diviser ko en 4 pour dër bi gën a yomb dañ koy former ay boule. boule yi nag soo ko formé da nga jëlaat torchon nga muur ko balaa ngelaw bi di séchal sa pâte c'est très important aussi. donc ñu daal di dër nag suñu première partie pâte bi dafa nooy nepp booy jël sa dërukaay teg bës rek da ngay gis ne dafay tàllaliku sans problème. waa keñ ñu defal suñu ay ndogu yu baax te duñ ci sonn
duñ jël suñu xaalis dem ay pâtisserie di rey suñu bopp xanaa des fois peut-être ñu am envie jënd bi daal envie jaagat bi noonu dem indi sachet teg des fois aussi envie boobu da ciy bokk mais des fois nag ñu dugg ci waañ yi réaliser suñu ay quelques recettes natt suñuy loxo fu mu toll da ciy baax jigéen de natt loxoom xool faran la loxoom toll. donc là dagg nañ ko dagg nañ ko pour forme carré bi ñu bëgg mu am ci donc là on a pu avoir 4 parties ñu huiler suñu plateau parce que pare di ko tegaat ci beneen assiette jëkkati di teg perte temps la donc su ma dëree rek dama koy teg directement ci sama plateau. donc là ñu huiler suñu plateau daal di ñëw nag rouler suñu ay pain donc dañu jël chocolat bi teg je vois que dafa gudd de trop donc wàññi naa ci tuuti boo rouler ba pat bi lëmasu benn yoon ci chocolat bi da ngay teg deuxième chocolat daal di rouler mu egg donc dañuy njëkk a teg soo lëmasee def un tour nga tegaat beneen chocolat daal di rouler gis ngeen et là c'est très simple, c'est vite fait et bien fait. ma leen wax ngeen respecter mesures yi jënd farine pâtissière T45 dafay jouer ci nooyaayu pâte bi beurre bi aussi ñu respecter grammage bi de même que nen ñu ut ay nen yu frais. donc là rouler nañ suñu ay croissant ba pare gis ngeen toujours partie bi tëj croissant bi da nga koy féetale ci suuf comme ça buy junki du déborder donc gis ngeen yëpp ci suuf la féete du ñëw dorure mooy miel bi ngeen gisoon sànq benn kuddu bu ndaw ak meew ak jaune d'œuf bu fekkee da nga bëgg nag mu briller de trop loolu jaune d'œuf rek ngay def jarul def meew ak miel mais bii dama bëggoon ci kaw xaw a saf suukar moo tax te joxuma trop importance tey ci sama brillance brioche mais ku bëgg brioche yu briller jaune d'œuf bi rek ngay jël nga battre ko nga lal ko ci kaw sa ay croissant. donc je disais ñu respecter mesures yi nen yi na frais meew bi aussi na neex beurre bi nga respecté ko farine nga jënd farine pâtissière T45 lañ réalisé bii mooy farine yi nekk ci paquet yi dañ ko ciy bind sax type T45 donc suñu respecté mesures yi rek mun nañ am suñu ay croissants yu neex. ma leen di fàttali aussi des fois di ngeen gis ma dugal au four 30 minutes 40 minutes tey defuma ko parce que des fois nit yi seen four yi bokkut puissance su four yi bokkut yow mën nga cuisiner à 180 degrés 30 minutes kay cuisiner à 180 degrés 40 wala 50 minutes. donc ay croissants yi donc je vous conseille peut-être soo ko dugalee nga koy surveiller ci suuf bu demee ba ñor nga fay sa four partie bi nekk ci suuf taal partie bi nekk ci kaw pour croissant yi ci kaw mën a ñor parce que su fekkee ci suuf rek nga taal croissant bi day ñor ba xam ci suuf te ci kaw du doora di def dara. donc c'est à vérifier doo dugal sa four rek fàtte four boo fa dugalee lekk da ngay vérifier tout le temps parce que puissance su four yi bokkut électrique yi bokkut ak gaz yi tamit tolloowuñu puissance. donc da ngay njëkk a taal ci suuf li ko jiitu mooy da ngay préchauffer sa ay four ci suuf bu ñoree nga fay ci suuf taal four bi ci kaw gis ngeen la moom laa doon expliquer ci suuf croissant yi ci suuf bi ngi ñor bay doore dama koy fay taal partie four bi ci kaw comme ça ci kaw day ñor yépp ànd doore. suñu ay ingrédients mi ngi nekk nii yépp bindal naa leen ko suñu ay croissant ñor na gis ngeen bien doré gim aspect brillant bi ma leen doon wax gis ngeen tey dama ci def meew ak miel moo tax amul texture lu mel ne lu huilé loolu mi ngi nii. donc ñuy gërëm toujours suñu ay partenaires officiels groupe agroalimentaire Seifa ci seen ay produits yu baax sell set bio te naturel seen ay contacts mi ngi noonu ils sont présents dans tous les réseaux sociaux. tey nag ma yekkal Diba madame Diop moom laa yekkal suma ay croissant moom xam na man xam naa sama Adja traiteur mi ngi leen di gërëm jaa ngeen jëf à très bien.